Bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Melokaan Melokaan comme ni ngeen ko déggee dafa doon émission boo xam ni émission bu yees la fii si biir ITV ñu siy fas yéene waxtaanee lépp rek loo xam ni dafa saxal ndaw ñi seen nekkin seen comportement seen gis-gis seen i jafe-jafe ñu koy fas yéene waxtaanee fii. tey jii nag si numéro bu njëkk bi dañuy waxtaanee ndaw yi nga xam ni dañoo jot a def prison ñenn ñi di delluwaat ñenn ñi dinañ réussir ba dootuñu dellu foofu nga xam ne moom moo di prison te fii si Sénégal ci ay xayma prisonniers yi jamono ji toll nañ ci 10 564 ñu si ëpp si ñoom ay ndaw lañ tey jii nag ngir waxtaanee lu ñu mel dañuy seetaan ab gëstu ginnaaw loolu ñu daal di dalal ki nga xam ni moom moo di Ibrahima Sall. am na beneen rubrique tamit ñu dutee ko c'est possible. c'est possible mooy ndaw soo xam ne rek déngatu na tey ji si wàllu entrepreneuriat tey dinañ dem ba Géejawaay seetu ki nga xam ni moom mooy Rama Diouf moom day yëngatu si li ñu dutee couscous dinañ ko seeti. maa ngi nii di dem ngir rek daje ki nga xam ne mooy Ibrahima Sall ñu fas yéene càmbar li nga xam. njiital kuréel gi ñu dutee ASRED. ASRED di association pour le soutien et la réinsertion des ex-détenus ak moom ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne rek moom mooy dundunu ndaw ñi nga xam ne dañoo jot a def prison. dañuy seetaan gëstu bi Pape Alioune Sarr moom moo ñu ko defal. am na loo xamante ne man tey moom la sax ñemam ma ko def sax xalaatam ko ma ko xëy na nag xam nga xale deretam day tàng man ba ñuy xale dañ tàngoon lool tàngoon trop. da ngeen a terrible woon daal. terrible da ngeen a doon bëri si li ngeen doon. non dañ terrible woon di dugg ci loo xam ne xamuñu doonut sax suñu mbon ndax kenn bonul doomu aadama kenn bonul. mu nekk ay at ci kaso ay at yoo xam ne si lu fa Youssou Gueye dund ci ay nattu du ko mës a fàtte. imagine toi dañuy toog ba fajar nii kii day toog nii kii uuf kii uuf kii ki mujjee toog ci cat bi moom day langal ay tànkam. d'ailleurs sax mun naa la wax benn affaire bu garaaw buy daw mooy prisonniers yi léegi suñ dee 20 moo ñibbi 20 ñoo ñibbi yu tëdd 1 mois kese laa la wax yu ko ci tëdd 1 mois kese waxuma ay at de 1 mois kese ku ko ci tëdd bu dee 20 ñoo ñibbi boo xoolee seen tànk yëpp day néewi parce que nelaw bi doyul doo da ngay toog ba fajar da ngay banku say articulation da ngay am problème moo waral booy yu ci bëri bu ñu jógee ci kaso dañu am ay problème mu tànk.
Youssou Gueye daal di jiite am mbootaay boo xam ne si dafay dajale ñu duggoon kaso ci seen bërëb lañu dajal kenn ku ci bokk moom da doon jaay yàmba ñu jàpp ko ay yoon tey mu bëgg a defaraat dundam waaye lii nekk lu jafe su fekkee kenn jàppalewu la. damay xool ñi ngay dundal ci société bi ngay dem ñëw bàyyi la fi am na fi ñoo xam ne dinañ la reconnaître ñoom di nga nekk ak ñoom dinañ foo dañu ree donte ne dinañ la xoolee bët boobu du ñëpp ñoo la koy xoolee am na ci ñoo xam ne duñ la ko xoolee mais am na ci ñoo xam ne ñoom dinañ la ko xoolee mais loolu yëpp yow yaay sëgg bàyyi mu jàll après rek yow yaay am beneen jàngat boo xam ne da nga koy def ci sa bopp gis na non man kat xëy na toll naa fii léegi kat war naa dépasser cadre bi léegi dugg ci cadre be mais pour nga dugg ci cadre be non loolu moom c'est tout un problème noo ciy génne mooy gëm-gëm rek gëm-gëm rek mais gëm-gëm bi toujours tamit c'est il faut que nga am ñu lay jàppale il faut que nga am ñoo xam ne dañ lay jàppale pour yow nga mun a am gëm-gëm goom pour dem xam nga fii dañuy wax ne suuf bu sutantee dañ ko jàll waaw mais ndax ñi nekk ci biir jeel bi ñoom bu ñu génnee ndax ñoom am nañ ku leen jàll c'est ça le problème. askanu Sénégal daal di dem ba mujjee nekk beneen kaso ci ñi nga xam ni dañu see génn bët yu leen di xoolee nekk lu leen di buntu xataal ki nga xam ni dund na ak ñoom ci ab diir bu gàtt jàpp ni bët boobu dafa war a soppeeku. nit mun na dugg prison ci monam ci li ñu mën a jàppee ni diw dafa bon ba tax mu dugg fi mu génn ñi ko doon wax ne da ngaa bon mu gën leen téeméeri junneem parce que man jaamu yàlla bi mu fi gis man mosuma koo gis c'est waxtu du leen raw. jàng xasaayit jàng alxuraan man ba ma fi duggee man dama yéemu ci yàlla barki Serigne Touba ba ma duggee dama yéemu ci yàlla parce que mosu moon rêvé sama àdduna nii li mel nii am na guddi ajuma bu jotee donc yow da ngay yéemu sax da nga naan non fii nag jaamu yàlla gi fi nekk amul fenn c'est parce que ñun beneen copain bi nga xam ni ñun moom lañ fi ñëwandool moom chambre bi mu nekkoon donc moom moo ngi doon société bi doon dox normal mais côté boobu sax ñu ko jox mus ci woon nekk mais moo nekkoon bilaalu chambre bi moo daan nodd kon nga xam ni te ba mu ci génnee amaat na yeneen jàngat yoo xam ne def na ko ci jëmmam bi xam nga gën na koo ñaaxaat ci yeneen yi nga xam ni nit dina fi defaroo mais nit dina fi yàqoo. ci Sénégal kaso dafa dem ba mel ni du yar ñu fay dugg waaye dafa leen di yàq lu muy daan daal di ëpp doole lu muy jariñ. xam nga prison tam attention àddina la ñoom it dañoo organiser dañoo structurer am na nu ñu gisee àddina bi
tegu nga si yoon boo xam ne dina la may li nga bëggoon à savoir jàppale say waajur jàppale taxawal njaboot am soxna am njaboot wala am jëkkër am njaboot et cetera mais loolu yëpp nga mën ko am ci yoon wi ko société bi bëggee à savoir nga am sa liggéey sa emploi di am sa salaire ñëpp ànd kër goo dugg fekk au moins juróom-ñett yi am liggéey. waaye Sénégal daal di nekk dëkk boo xam ne si am xëy lu fi jafe la fukki ndaw boo jël lu ëpp juróom benn bi amuñu si lu ñu jàpp ñi nga xam ne dañoo miin kaso di dund lu metti ñàkk lu ñu def gën a sabab ñuy teggi yoon lu koy firndeel di lim bii nga xam ni police Sénégal génnee nañu ko ci weeru avril 2019 muy Sinébar jël yëfu jàmbur wala sax rey ay doomu aadama takk der yi teg nañu loxo lu ëpp ñetti junni nit mu mel ni saafara dafa réer nguur gi ñi nga xam ni dañoo def kaso lu bari di wër bunt ngir soppeeku. loolu moom moo nekkoon liggéey bi nga xam ni Pape Alioune Sarr defal nañu ko ci rubrique bii ñu dutee gëstu mu doonoon Youssou Gueye musoon def prison tey jii muy wër bunt ngir mën a soppeeku lu nu mel la ñu fas yéene commenté ak ki nga xam ni moom moo di Ibrahima Sall di njiital ASRED. alors Ibrahima seetaan nañ li nga xam ni moom moo di vidéo bi tey jii ana ban jàngat nga si njëkk a def. waaw jàngat bi comme ni ma ko waxee gis nañu koo xam ne da doon jaay yàmba muy Youssou Gueye mu dem ba am volonté wu changé maanaam denc loolu nga xam ne yoon daf koy tere te mu nekkoon ci mais bi mu ñëwee li ma si gën a marqué mooy taxawaayu famille bi parce que moom rek pour mu réussir ko delluwaat ci société bi dafay jafe mais gis nañ taxawaayu ay jigéenam taxawaayu ay mbokkam ni ñu ko jàppalee ci loolu ba mu xaw ko réussir donte lu jafe la nag nga doon jaay yàmba génn ci carrément loolu lu jafe-jafe la. biir film bi aussi gis nañ si benn sociologue moom def na jàngat ci mbir mi parce que nit. dafa am lu ñuy wax le système fonctionnel le système sympathie et le système neurofonctionnel donc le problème tey jii problème majeur bi mooy pour volet réinsertion sociale bi parce que boo xoolee administration pénitentiaire si mission moom ñaar la benn bi mooy mu aar karange ñi caabi féete ginnaaw beneen bi mooy réinsertion sociale te foofu la sociologue bi waxee Youssou Gueye moom phase boobu la ne phase u réinsérer maanaam bàyyi yàmba ba mu doon jaay ñëwaat ci biir souci yaa ngi gis ci vidéo bi également ñi ngi wax ne teg nañu loxo lu toll si ñetti junniy nit ci wàllum jaay yàmba jël bakkan xeet yu demee noonu. rien que le mois d'avril. rien que le mois d'avril police baaxee nañu. waaw rien que le mois d'avril te damay sore sax boo demee ci 2015 36 000 personnes janvier février ba mars 36 000 personnes laa wax procureur placé na leen sous mandat de dépôt. kon gis nañu constaté nañ ne nit ñi ngi continuer di dem kaso ci jaay yàmba ci rey nit mais loolu war nañu taxaw def gëstu laajte lan moo tax nit ñi di dem kaso lan moo ko waral jàngat boobu dinañ ko def mais gis nañu ci biir film documentaire bi waa ji wax na ndax ba léegi nguur gi amagul solution te loolu dama koy dëggal ba léegi nii pour man si sama gis-gis ay solution feeñagul pour kaso yi feeñagul pour wàllu réinsertion sociale u détenu yi te loolu mooy jafe-jafe bu mag bi nga xam ne ancien détenu yëpp souvent bu ñu ñëwee fii si association bi di joytu sax loolu la ñuy wax am na si koo xam ne ñëw na fi bërka démb ne dafa takkoon benn xale bu jigéen bi mu ko takkee yàlla def ñu xaw a xuloo ci kër gi gorom bu jigéen ne ko man maa ko def man mi la may sama doom ndax yow kaso nga jógee gis nañ Cheikh Yérim Seck saa bu waxee si journal yi da ngay ñaare sax dañu koy xase kaso ba mu jaar donc da ngay gis stigmatisation boobu le regard de la société si l'ancien détenu muy peese si ay épaules am parce que yow déjà am nga problème mooy def nga jëye dem nga prison mais sa problème bu mag bi yëpp mooy boo génnee yaa ngi naan sa bopp man nan laay convaincre nit ñi ci li ma yóbbuwoon prison lan laa leen di waxee ne man la ma yóbbuwoon defuma ko. alors ginnaaw vidéo bi tey sànq yaa ngi koy évoqué léegi sa gis-gis parce que gis nañ Youssou li nga xam ne jot na ko nettali parce que moom duggaat ak li nga xam ni moom la ñu koy toppee dem na sax ba njabootam ni ko bés boo duggaatee ñu bàyyi la. sa gis-gis pourquoi ndaw ñi ñu si bëri si ñoom cas de récidiviste yi du bëri pourquoi ñuy delluwaat si kaso bi.
waaw xam nga boo xoolee tey wax naa ko def nañ ko communiqué de presse sax def nañ ko conférence de presse wax insister ci récidive bi tey boo ko xaymaa parce que ci kaso Sénégal yi bu ñu xaymaa si fanweeri kaso ak juróom-ñaar la Sénégal am Rebeuss mi ngi nekk fii si Sénégal ñi ngi ko liggéey ci atum 1929 la ñu liggéey prison bu Rebeuss bi ñu ko liggéeyee ñi ngi mentionné si papier yi ne maanaam kaso bi warul jël lu dul 600 nit la war a jël jamono ji prison Rebeuss dafa fees ba am na ñoo xam ne si douche la ñuy finaan ci buntu douche yi dañuy dëggante pour nga sangu da ngay rang et cetera donc kon benn fortification de l' administration coloniale la ñu am boo xam ne dañu ko soppi def ko ay kaso benn kaso rek moo am bu bees boo xam ne nguur gi mi ngi koy defar boobu dem naa fa visiter ko mi ngi nekk Sébikotane boobu mi ngi jël 1500 places mais kooku tey buñ ko tijji woon suba dafay fees parce que misaal bi ma lay wax boo jëlee Rebeuss bu fekkee ne dañu bàyyi juróomi nit ñu ñibbi ci bëccëg gi wala fukki nit ngoon gi dinañu indi lu toll si fanweeri nit wala 40 personnes placé leen sur mandat de dépôt. parce que seen xayma yi nga xam ne jot nañ ko si atub 2018 bi fekkee 10 564 ñoom ñoo nekk si prison bi 4000 et quelques yëpp ay détention provisoire la. waaw ay détention provisoire la ma dolli ci ne également boo jëlee plus de 3600 dañu nekk mooy détenus yi nga xam ne ñoom la ñuy woowee les appelants dañu leen atte ba pare te ñu def appel te ba léegi kenn woowagu leen nga jël aussi ñi nga xam ne dañuy am ay renvoi répétitif nga jël le cas des déficients mentaux boo jëlee taux récidive bi dafay dem 68%. Il faut que sociologiquement ñu expliquer également catégorisation des détenus d'abord il faut que ñu catégoriser les Youssou Gueye dafa am catégorie détenus bu mu bokk d'abord première catégorie bi ñoom la ñuy wax les car Ndiaga Ndiaye mooy première bu ñu dee catégoriser mooy les car Ndiaga Ndiaye léegi si boo gisee le pourquoi ma ne les car Ndiaga Ndiaye mooy catégorie détenus yooyu mooy souvent ñi nga xam ne dañuy âgé ay 19 ans 22 ans 25 ans mooy ñi nga xam ne mooy les jeunes faxamaan yi nga xam ne souvent seen yaay day décédé seen papa décédé ñu am benn tante rek boo xam ne moo leen di toppatoo finalement seen tante bi seen bàjjen bi day découragé ñu bàyyi leen ak mbedd mi finalement dañuy finaan ci géej yi ci mbedd yi nekk ay apprentis ñooñu lañuy wax les car Ndiaga Ndiaye boo gisee car Ndiaga Ndiaye mooy dañu leen di libéré te souvent grâce présidentielle bi ñooñu lay bàyyi ñooñu catégorie boobu bu ñu leen libéré lundi lañ leen di libéré ñu naan café ci biti mardi noppala ko mardi mercredi ñu ñëwaat kaso même bu ñuy ñëw sax ay ree la ñuy ñëwee dañ naan sa waay dañ ñëwaat na quoi souvent. et pourtant conditions yi dafa metti dañuy delluwaat. waaw am na si sax ñoo xam ne bu période sedd bi méttee dëgg ñoom dañuy préférer def ji yu ndaw c'est des gens aussi doués dotés d'une intelligence extraordinaire immense boo xam ne da ngay wax ne xel bi ñu am nii le pourquoi mënuñu ko jëfandikoo ci anam bu set. dafa da gis détenu yoo xam ne dañu am xam-xamu njàngu tubaab xam-xam yoo xam ne ci alxuraan ci kaso corps de métier yëpp la boole par exemple dama lay jox misaal rek garde yi bu fekkee dañu bëgg a defar ay robinet dañuy wër ci néeg yi ñu ne chef de chambre bi laajteel ñu néeg bi ndax am na plombier mais du ñu wër ñetti néeg te kenn du yëkki loxoom ne man sama profession plombier la kenn du yëkki loxoom ne defarkatu frigo la kon corps de métier yëpp la boole kon beneen àdduna la boo xam ne beneen dund moo fa am catégorie boobu moom la ñuy wax car Ndiaga Ndiaye ñoom ñooy bale kaso bi finalement ñoom liñ leen di jox mooy liggéeyu ñàkk fayda yi ñooy bale boo jugee foofu nga ñëw ci deuxième catégorie bi muy train express train vagabond nga xam ne dawam day yéex maanaam dinañu génne bu ñu génnee dañuy noppalaku diir ñooñu pour ñu ñëwaat kaso mën nañu toog juróom-ñeenti weer pour que ñu dellu sewaat kaso mais souvent bu ñuy dellu sewaat kaso rek dañuy dellu see kaso si anam boo xam ne sax du leen neex ñoom bu ñu génnee dañuy jéem góorgóorlu léegi ñu dugg benn car tafu benn portable wala def benn jéye rek ñu ñëwaat prison bu ñu ñëwee seen bopp la ñuy njëkk a téye dañuy xaw a con am na troisième catégorie bi nag mooy les détenus yi nga xam ne ñooy ñi ëpp solo ñii di purger les longues peines xam nga que détenu bu ñu tëj par exemple ñu tëj la 15 ans 14 ans 20 ans loolu du caaxaan yow ñu may la beneen seconde chance ñu ne léegi may nañ la seconde chance libération conditionnelle bàyyi na la may nañ la chance grâce bàyyi na la parce que je rappelle que la peine dafa am li ñuy wax une double vocation nit ki bu defee jëye kenn yóbbuwu ko prison pour jël bakkanam kenn yóbbuwu ko prison pour rey ko mais dañu ko yóbbu prison pour yar ko wan ko ne que yow de lii nga def yoon moom daf koy tere te yoon liggéeyam mooy mu régler l'ordre social dañ lay yóbbu kaso nag yar la léegi buñ ko yaree ba pare beneen bi mooy ñu réinsérer ko delloo ko te réinsertion ñu bëri dañu defe ne
ancien détenu bi day génne ay mbokkam war ko jàppale déedéet loolu du réinsertion lu permanente la bu ñuy wax réinsertion sociale. au moins balaa ñoo sori si pàcc boobu famille am tamit am nañ ci pàcc bu am solo parce que sànq am na kenn koo xam ni si ba muy def micro territoire bi la dajeek moom kooku dafa def prison moom lañ doon nëbb kanam gi ñooñu moom mooy wane ni souvent soo génnee société bi ñoom ñoo lay delloowaat presque si biir prison yi. parce que dañ lay rejeter maanaam. waaw mooy exemple patent bi ma la wax waa ji amoon problème ak jabaram ba ñëw fii di ma ko joytu yàlla sax moo seede loolu ñaari weer rek la def si biti delluwaat ko sa te pourtant moom defkatu jëye bu ndaw la woon maanaam moom ñoom la ñuy wax morman ci langage bu banditisme mooy ñi nga xam ne dañuy tafo dafa am kambumaan am mormaam am yosumaan maanaam c'est des professions comme ni ngay gisee un juge ñu ne juge la ñu ne kii professeur de droit la si prison noonu la amee ay grade hiérarchie ci wàllu ñaawteef dañu leen di catégoriser dafa am ñoo xam ne ay mormaan lañ am ñoo xam ne dañu naan ay kambkat lañ dafay am ñoo xam ne kambkat mooy ñi di tëb kër mormaan mooy ñi nga xam ne ñooy tafu yu ndaw yi c'est des professionnels ci wàllu tafu dajjikat mooy ñoo xam ne bunte boo fa defoon ay blende ñu dajji ko donc détenu yi foog ñu mën leen catégoriser tant que mënuñu leen catégoriser rek du ñu mën a avancer si seen affaire souvent da ngay gis ne stigmatisation boobu réalité société sénégalaise ni mu bindoo la regard bi nga xam ne société sénégalaise ba léegi daf koy am ci nit ki jógee kaso ba léegi société sénégalaise dafa am bët bu sew boo xam ne nii daf koy xoole te yow da ngay xam ne yow nit ñi ngi lay xoole sa passé carcéral loolu nag dafay indi ay sentiment de frustration daf lay metti par yow da nga defoon jëye ñu yóbbu la prison nga ñëw bëgg bokkaat ci nit ñi léegi nit ñi eleen kon ñu tijjil la seen loxo maanaam jàppale la ci anam bi ñu ko mënee parce que réinsertion sociale dafa yaatu ñu jàppale la mais du ñu la jàppee da ngay xool boo nekkee ci kër wala nga nekk fenn bu ñu xamee ne sax kaso nga jóge day kuy gis day tëj neegam koo toogal bu xamee ne kaso la jógee daf lay xaw a moytu yow loolu yëpp dafay jouer si sa biir conscience daf lay société bi ñàkk xëy bi noppiwuñu d'abord ngir dalal noppiwuñu d'abord te loolu li ko wane ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax les soi-disant intellectuels entre guillemets pour wala ne waxuma sax ñi nga xam ne sénégalais yi nga xam ne jànguñu sénégalais lambda pour wala ne société sénégalaise ba léegi parewuñu ci wàllu xel moo tax yii fi am fii parce que tey boo ne woon da ngay def benn combat au nom des intérêts supérieurs de la nation nga ne tey nañu def une manifestation parce que ceeb dafa cher doo gis kenn le Sénégalais de par sa nature humaine moom ay intérêt Christ personnel lay dund le Sénégalais bu amee salaire bu amee jabar bu këram baaxee moom bu kër gee di tàkk danaan man sama yoon nekku si loolu mooy état d'esprit au Sénégal te c'est dommage que ñi nga xam ne ñoo ñuy gouverner dañu dem ba comprendre loolu noonu donc da ngay gis ne réalité société bi d'abord ni mu bindoo mooy première jafe-jafe bi nga xam ne nit ki bu ñëwee jóge prison daf koy am na benn waay boo xam ne c'est un ancien militaire maa ko utaloon liggéey c'est un ancien militaire bu purgé 2 ans maa ko utaloon liggéey ci benn entreprise muy garde na fa près lu tollu diiru juróomi weer mais benn waay moo mës a ñëw rek xàmmee ko ndeke ab policier la mu dem mu wax waa ji moom entreprise bi ne ko mais yow booy bi malfaiteur la ancien jaaykatu yàmbaa la mais borom entreprise bi woo ma ne ma man dama ko tooñ ma ne ko non tooñu ma la parce que man bu ma la ko indilee du sama cër ma lay wax passé pénalam maanaam yow li nga ko doyee xam nga tubaab yi foofu la ñu rawee gis nga tubaab tey boo doon tux yàmbaa loo doon def mu jël la ngay liggéey tubaab gëmul diplôme mais fii l'école na doon que des diplômes fii en Afrique et au Sénégal mais tubaab xam-xam la tubaab gëm donc moom expert la ci wàllu garde moom loolu lañ ko doyee te mi ngi koy def ci anam bu mucc am donc lu muy lijjante jaay yàmba am bàyyi na ko mi ngi ci leneen mais da ngay gis loolu dafay confirmer chaque jour regard bi nga xam ne am nañu ko si ancien après dañ ci teg 2 jours waa ji dàq ko. ça c'est la société alors au-delà de la société tey jii est-ce que mën nañ gis ni état du Sénégal am na politique de réinsertion boo xam ne dina tax yooyu la détenu bañ a delluwaat prison ban xayma ngay def ci politique bu existe fii. waaw xam nga tey dañuy wax ne administration pénitentiaire damay souvent di wax ñoom seen responsabilité bëriwul ci mbir mi li tax ma ne bëriwul ci mbir mi mooy wax naa ko sànq ci sama tàmbali wax ne ñoom dañu leen dénk amul benn régisseur prison régisseur mooy ki nga xam ne moom la ñu dénk kaso bi bu régisseur bi kay am na ku ñu toftal ci moom ñu di ko wax adjoint am na ku ñuy wax chef de cour moom mooy séddale nekki mais amul benn régisseur prison boo xam ne ñime nañu la indil détenu procureur ñime na signé këyit xam nga procureur mooy placer nit ñi sous mandat de dépôt yow ñu indil la nit biir prison yow régisseur bi nga ne procureur bi non du ma ko fi dugal kaso bi dafa fees kon doo fa yendu kon garde yi ñoom dañu am les mêliers c'est-à-dire dañu leen takk loolu benn la seen tutelle muy seen njiit muy ministère de la justice budget bi nga xam ne moom la ko nguur gi nattal parce que fu mu jóge ci bopp bi wàcc ci suuf budget boobu dafa tuuti
1% sax est-ce que mat na ko mooy le parent le plus pauvre ci budget wu état mooy le ministère de la justice te budget wu ministère de la tant que odaatuñu ko defaruñu ko yokkuñu ko loolu du buñ ko yokkee rek dafay feeñ ci administration pénitentiaire. alors yéen tey jii ASRED yan saafara ngeen di proposer ngir mu doon politique de réinsertion boo xam ni état bi su sukkandikoo waxuma la ndaw ñi du ñu delluwaat prison mais délinquance bi dina mun a wàññeeku fii si biir Sénégal. benn mooy la construction d'une maison d'accueil de suivi et d'orientation boo xam ne bind nañu ko def nañ ci lépp chiffres yi lépp bi ma dajee ak Ismaïla Madior Fall muy fi nekkoon ministre de la justice si bureau rapport boobu jox naa ko ma ne ko monsieur le ministre joxal ma kii président lii mooy saafarawu bi par expert lañu ci wàllu kaso ay expert en détention lañ jox nañ ko nekk lii de yaakaar nañu ne mooy saafara si ministre bi jël na ko xaw ma ndax jot na ko njiitu réew mi ou pas maanaam maison d'accueil de suivi et d'orientation boobu dañuy xool zone bi d'abord fi ñu koy tabax nga xam ne du nekk benn ci Sénégal mais pour ñu démarrer dañuy defar benn mais dafay nekk 5 maisons d'accueil de suivi et d'orientation yoo xam ne dañu leen di implanter ci régions yu wute maison d'accueil de suivi et d'orientation boo dee maison d'accueil rek mooy kër goo xam ne nit ki bu ñëwee am jafe-jafe nekk en de kër gi rek accueillir na ko d'abord ci biir maison d'accueil bi ni ñu koy schématiser mooy dafa am directeur am adjoint am ay département ci biir am ay psychologue ay sociologue ay psychiatre ay éducateurs spécialisés daf koy am ci biir am personnel boo xam ne c'est des anciens détenus femmes yoo xam ne ñoom ñooy bale ñooy nettoyer am ñoo xam ne ñooy toppatoo fleurs yi am ay division ay département ci biir maison d'accueil boobu li nga xam ne moom mooy liggéeyam muy dafa ñëw pour xeex carrément ak li nga xam ne moom mooy problème mu réinsertion sociale bi nga xam ne ñun ñii ñëpp dañu fa lajja mënuñu ko réussir même ASRED ak administration parce que moyen amul pour réussir que léegi loolu bu ñëwee ba taxaw mooy saafara si léegi maison d'accueil boobu dafay nekk en partenariat ak l'administration pénitentiaire parce que mooy premier interlocuteur bi administration pénitentiaire mënoo def dara ci wàllu prison te lëkkaloo ak moom ñoom ñoo xam détenu ñoo xam catégorie ñoo xam kan moom mérito chance kan la ñu war a sanctionner et cetera. mais soo proposé tey jii. c'est très important si fa laa jëm ak yow tey jii proposé nga maison d'accueil boobu par exemple mais qu'est-ce qui existe actuellement amuñu maison d'accueil boo xam ne tey jii moom mooy tax. amul li ñu am mooy am nañ ay corps de métier biir camp pénal mais doyul maanaam am nañu fa ay atelier menuisier ay soudeur biir prison camp pénal je dis bien ak yenn prison yi à l'intérieur du pays mais doyul parce que. le programme de réinsertion sociale bi nga xam ne gouvernement bi moo ko teg sur place mooy boulangerie de réinsertion bees seul 3% xam nga loolu du dara si détenus yi ñoo koy bénéficier kon nga xam ne ba léegi nii dafa mel ni nga jël buy rek taxal ci benn tache bu noire c'est-à-dire que état bi def na mais tache bu noire boobu mooy li mu def ak la masse ak volume bi léegi maison d'accueil boobu état bi dafay signer ay partenariat ak les entreprises privées publiques ak la Sonatel mais également la RSE la responsabilité sociétale des entreprises léegi ñu ne détenus yi maison bi day dem di visiter détenus yi maanaam réinsertion mooy lu permanente la doon lu dañuy toog maison bi day toog ba détenu bi génn rek ñu ne ko waa kaay mais dafay am ay mesures d'accompagnement ay va-et-vient entre maison d'accueil bi ak prison ba buñ ñëwee ñu xam ne mois bi détenus yi ñoom ñooy libéré ñu mentionné leen dem di waxtaan ak ñoom mais famille bi sànq wax nga ko la famille bi tant que dugaluñ ci seen loxo problème dafay am parce que tey constat bi ñu def mooy la famille d'abord est en crise la famille sénégalaise elle est en crise mais cette crise s'étend naturellement sur tous ses membres qui la composent mais également il y a la désintégration de la famille au niveau de la société qui se reflète sur l'individu il faudrait d'abord que la famille puisse retrouver ses pouvoirs originels sur l'éducation de l'enfant je dis bien l'enfant parce que tey am na ñoo xam ne kenn mënatu leen redresser kenn mënatu leen sax réinsérer il faut dire la vérité l'éducation de l'enfant qui vise à reproduire le vrai modèle social état bi ne par exemple Sonatel léegi maison d'accueil bi dañ fay am quota mu suivez SDE da ngeen fay am quota port autonome da ngeen fay am quota ay saafara mi ngi taxaw léegi dañuy détenu bu nekk dañuy xool li nga mënoo ñëw bëgg a jël menuisier boo xam ne plombier la nga bëgg ko def menuisier mënul nekk de administration pénitentiaire am nañ ay fiche xam nañ ne kii intellectuel la Sonatel mën nañu ko jël benn contrat 6 mois pour mu am départ kii maanaam menuisier la état bi war na am fu mu ko mën a caser kii plombier la noonu la ñu koy pàcce tey jii yéen ASRED suñuy xayma ñaata nit ñu nekkoon ci kaso bi
aidé ngeen leen tey jii ba réinsérer si biir société bi tey jii delluwuñ kaso am na suñu luñ jàpp. waa chiffre boobu pour xam nga ASRED depuis 2015 la fi nekk ASRED moom mooy li may wax dafa nekk loo xam ne rek da nga koy làmb daj ko ndax tey bu ñu demee ba ma toog a colonel bi jiite wàllu kaso yi mu nekk nit ku baax ma koy remercier si émission bi mu am volonté vraiment changer détenu yi lépp lu naqari détenu yi bu ko léegi ASRED dafa privilégié benn nouvelle démarche si xeexam parce que boo leen constaté ASRED dafa nekkoon en déphasage ak administration pénitentiaire dañ leen xaañ ay xeer sonal nguur gi ba man jàpp nañ ma si daaw si weeru koor mais biñ demee ba si biir dañu xam ne bu ñu néewalee doole administration pénitentiaire rek suñu njaboot gi si kaso bi dañ koy yëg ASRED ne léegi dafay changer doxalin ñu toog ñu waxtaan léegi ñu privilégié démarche bu bees mooy bu dara amatee si prison yi bu ñu détenu yi waxee ne suñu lekk neexul cabine téléphone bi cher na lii li ñun dañuy yëkkati suñu téléphone ñu woo le colonel Jean Bertrand Bocandé ñu waxtaan ak moom ci njëkk teranga mu ut saafara ci loolu noonu mais loolu après bi ñu ko ñamee mais gis nañu ne vraiment yu bëri faju na bi mujj mooy télécentre bi dañ ne woon unité 100 francs la mais moom bi ma ko waxee si saasi rek si la yeewu suba mu woo ma mu ne ma loolu man ak ministre bi incha allah saafara nañ ko parce que jamono neexul foog ñu wàññi affaire yi ngay gis détenu yi bu ñu amoon problème ak benn chef de cour boo ko waxee da siy jël ay matuwaay donc mu nekk nit koo xam ne vraiment nekkuma fi pour jeter ko ay fleurs. parce que toute action vise à répondre à la demande des détenus qui persistent à apporter des solutions. jàpp nga ni proposition yi nga xam ni am ngeen ko ak état bi li nga xam ni tàmbali na ko liggéey suñu ko tegee peut-être délinquance bi si ndaw ñi mun na wàññeeku. mun na wàññeeku bu baax a baax parce que loo gis si àdduna xam-xam rek moo ko réussir lii di filmer xam-xam la nit moo ko defar xaalis bi sonal ñëpp tey nit moo ko xalaat xam-xam. moom laa gëm man gëmuma ay diplôme mais boo xoolee fii Sénégal jeunes yi dañu leen gëmloo diplôme l'école ne donne que des diplômes mais xam-xam beneen affaire la xam-xam dafa ute ak ay diplôme yoo am boo demoon si ab tubaab nga ñëw ne mécanicien nga danaan la en mécanicien nga oto bee ngi nii defaral nga defar mu ne waaw mécanicien nga ñëw ci nit ku ñuul nekk man mécanicien laa mu ne la an say diplôme loolu mooy li ñu tardel et que dëkk bi je m'excuse wax ji dafa bëri coow li dafa bëri Sénégal dëkk bu méttee la boo xam ne sax réinsertion boobu compte tenu des réalités yi am ci société bi ñun ñii di association bi sax dañ ci am ay gàllankoor parce que souvent ñu dem fenn ñun nga xam ne am nañ tuuti crédibilité ci dëkk bi ñu xaw ñu xoolee benn bët à plus forte raison d'études yi nga xam ne signifié ñu dara wala amuñu benn statut donc li ñu proposé fii comme solution cette maison d'accueil de suivi et d'orientation bés bu ko état du Sénégal taxawee ñu dénk ko administration pénitentiaire ak ASRED je jure devant Dieu que chaque année dinañu def liggéey da nga koy xayma ñu xayma au presse bi ñu ne détenu yii la ñu jàppale wane leen mu nekk lu concret par fii ñi ngi def ay panel ay colloque yooyu ay utukaayu xaalis la rek fii loo fi xalaat y a 10 ans 15 ans borom xam-xam yi xalaat nañ ko ba bind ko jent ko si 3D chaque jour ñu ne la organiser nañ panel organiser nañ colloque def nañ lii def nañ lële loo fi xalaat rek xalaat nañ ko mais dañu koy jël ñu jent ko si 3D xalaat bii nag xalaat bu bees la parce que amul Afrique de l'Ouest maison d'accueil bi ma lay wax mosu fi am Sénégal mu nekk une première ñu médiatiser ko wane ko mais vraiment ñi ngi profité aussi hommage bi di rendre hommage bu baax le directeur de l'administration pénitentiaire di nuyu l'ensemble des agents de l'administration pénitentiaire et les détenus. voilà mu nekkoon Ibrahima Sall di njiital ASRED moom lañ doon waxtaanee si biir li nga xam ne moom mooy rubrique gëstu ginnaaw documentaire bi nga xam ni Pape Alioune Sarr defal nañu ko. suñu jógee nag si Ibrahima fii si Rufisque di quartier sant yàlla dañuy wutali Géejawaay biir Wakhinane Nimzatt ngir rek dem seeti ki nga xam ne moom moo di Rama Ndour mais laataa ñuy dem Géejawaay Ibrahima dañ leen di bàyyi ngeen seetaan ab nataal boo xam ne dañ ko def si ab soxna soo xam ni moom it def na prison ba génn buy wuyoo si turu Awa Thiam ba mu génnee nag taxawal na ay yëfu boppam nataalam dañ si ànd ak Pape Alioune Sarr ma dem Géejawaay te ñëw. si yoonu defaraat dundam ginnaaw bu mu defee ñeenti at ci biir kaso Awa Thiam mën nañoo wax ni jigéen bu mën góor la ci këram bi nekk ci HLM Awa Thiam bis bu jot xeex la ci moom ndaxte fu mu jógee nekk na lu metti dundin bi ci biir kaso bi dama naan metti na mettiwul metti na dans la mesure bi nga xamee ni dama naan chaque fois pression bi c'est plutôt sa biir bopp c'est plutôt psychologique xam nga nekk loo xamee ni danga naan dañ ma fay dóor wala dañ ma fay def nangam wala leneen parce que pour dire la vérité ak ñu fay nekk nous avons de bonnes relations mais itam
donc ñooy laaj ay papiers yoo xam ne parce que man je savais pas parce que je me dis comme ce sont des jus locaux et itam ñoom bi ñuy jàngal sax xam nañ ne carrément di nga wut papier au niveau de l'ITA donc avec xaalis bi nga mën a am ak ñoom li ñu lay laajaat pour yow sa jus yi ngay jaay nga mën ko commercialiser wala ak ñoom waa commerce lay laaj tu n'arrives pas à cerner les deux bu dee xaw a difficile. ñu leen di jàppale néew waaye taxul Awa Thiam am ay mbëbët ngir waajal lii di ëllëgëm. waaw ñu ngi sant yàlla quand même parce que itam ñu ngi préparé itam def poulailler te itam xalaat nañ itam su fekkee ne yàlla jàppale ba suñu affaire gën a ngande képp koo xamee na nga bokk ci association soo fekkee yow bëgg nga def sa liggéey personnel su ñu mënee lebal ñu lebal après nga remboursé parce que itam wax dëgg yàlla amuñu ku ñu jàppale góor ñi am nañu chance ñoom peut-être que ak boulangerie bi ak yi ñu fa def ñoom nañ leen embauché par contre ñun jigéen ñi amuñu loolu te suñu jàppale du dem parce que des fois da nga gis ni dalay wone la carrément dépense def ma të awma lu ma lekk samay doom nangam te des fois da ngay toog kaso lu yàgg soo génnee li nga fa bàyyi amoo loo fay fekkaat. ñu koy xoolee ba léegi bët bu ñaaw Awa Thiam lenn rek la leen di tontu. man dama naan je suis très fière de moi parce que nekk mu koo xam ne peut-être je vais baisser la tête devant quelqu'un duma ko def xam nga yow dama naan chaque fois nit ki la ngay xalaat ci man yow la concerné man li ma gëm mooy man li nekk ci man ak la ma bëgg mu doon nekk ci man su ma décidé jéem a changer sama certaine habitude wala yenn affaires yi ça m'appartient à moi nekk loo xam ne yow yaa ma mën a porter ce jugement donc ma xajal ma nga xool ma sama ko ci toog droit dans les yeux di moment ñaanuma la sàccuma la defuma loo xam ne dañ koy tere ce qui t'avait ma conscience. mu nekk gis-gis bu defar tey dundam Awa Thiam di ñaan ñu gën a jàppale ñu génn kaso rawatina jigéen ñi ndaxte jàpp na ni dugg kaso taxul nga nekk ku bon. di ko jaajëfal baax a baax moom Pape Alioune Sarr si nataal boobu nga xam ni defal nañu ko mu nekkoon nataalu kii di Awa Thiam nekkoon as ndaw soo xam ni dafa def prison waaye comme ni ngeen ko gisee léegi si élément bi tey ji yàlla def na muy yëngatu su leneen ba tey ji rusul wax fenn ni moom mës naa def prison suñu jógee foofu sànq waxoon naa leen ko sa Rufisque ñu ngi woon sa yoonu Géejawaay yegg si nañ fi nga xam ne moom moo di Wakhinane 4 fii si Wakhinane 4 ñu fiy seet si ki nga xam ne moom moo di Ramondour ab jigéen la tout tànk boo xam ni taxawal na yëfu boppam deful prison comme ñi nga xam ne jot nañ leen ko wax waaye taxul rek moom it mu toog ni yàccaaral dafa jàpp ni ndaw la te c'est possible mu daal di réussir moo tax si pàcc boobu ñu dutee c'est possible si lañ yegg si ngir xool moom li mu taxawal dutee ko calebasse africaine ensemble dañuy dugg ànd ak suñu caméraman xool lan moo nekk si biir calebasse africaine boobu ak ki nga xam ni moom. calebasse africaine suñ ko déggee est-ce que mën nañ xam lan lay wund. calebasse africaine benn entreprise la buy transformer produits locaux. mais pour l'instant nii ñun produit yi ñu transformé mooy produit à base de céréales comme sànqal bi brisure de maïs ak araw. maïs bi moom moo nekk. waaw maïs bi moo nekk noonu. brisure de maïs baa ngi nii araw baa ngi noonu sa ginnaaw caagri bi ak cere bi couscous yooyu dañuy transformé pour l'instant. alors Rama pourquoi nga bàyyi yëpp. ñëw dugg si cere beeg maïs beeg yu ni mel lan moo ko waral. waaw dafa nekk domaine boo xam ne dama ko yàgg bëgg te dama ko maîtriser comme doomu séeréer laa cere jaaxaluma cere ak ay cere dugub daal jaaxaluma ci laa amoon nu mu tuddati idée ne xaaral ma créer benn entreprise de transformation des produits locaux pour mën a transformer waale céréales yi yooyu. mais cere ji waxoo ma ba tey naka nga def ba mun ko parce que yombul tamit wala boog école loolu ngeen doon jàng. non école li ñuy jàng gestion des entreprises laay def bien vrai que moom laay def mais cere bi su ma ko mënee ginnaaw tey sama yaay ji la moom ak teel a tàggat ci cere comme day jaay cere moom a teel a tàggat ci cere buy dem bàyyi maag mooñ beeg yooyu may defar foofu laa jaamu daal ba tàmmu cere léegi daal loolu daal moo tax ma mën a kiiw ci cere tuuti. waaw alors gis nañ ni ndaw bu taxawal entreprise doon loo xam ni yomb na fii si biir Sénégal. alors yow est-ce que mun nga ñu wax processus bi nga jaar ba tey ji mun a réaliser lii am ñoo àndal sax si liggéey bi. man fi ma démarré mooy un jour dama toog tëj école tëj ma bëgg a def nu mu tuddati stage moo war stage ba sonn aw ma ne sama mag bi Fatou ma ne ko am fekk day jaay boutique ma ne ko danga may àll 50 kilos couscous 50 kilos mil boo ma ko aalee dina am lu mu ci bëgg a def mu ne ma loo ci bëgg a def ma ne ko aal ma ko rek ba ma aalee ma yóbbu ci machine bi defar ba mu normal jënd samay emballage teg mu ne ma Rama yow waane nga de lii di nga ko defar di nga ko jaay ma ne ko waa parce que man agent commercial laa woon presque xamante naa ak boutique yi mën naa koo jaay fa laa commencé ma jël 50 boobu ma jaay ko ba mu jeex ñëw versé ko xaalisam
jël si li ma ci am ci foofu laa jaar nag boo commencé activité yi di commencé par ndànk-ndànk des fois ma daanu des fois ma gagné ci ba instant yi mu toll nii ma commencé jël équipe. alors yan difficulté nga am au-delà que des fois nga daanu des fois nga am mais pour taxawal mbir mi carrément parce que bari na ndaw ñoo xam ni mënuñoo taxawal entreprise ndaxte jafe-jafe yi la ñu xalaat yan jafe-jafe tey jii nga surmonter ba mën a taxawal entreprise bi. jafe-jafe yi bëri na parce que yow nit mën na la commander produit mën nga dem mun ko commander le produit nga dem mu ne la moom jëlatul produit bi parce que heure bi délai bi nga ko waxoon délai boobu passé nga ko loolu yëpp xam nga ci jeune entrepreneur kii soog di commencer démarrer loolu arrangé wu ko mën nga it produit ba pare nga jox nit sa produit mu lay dawloo du la jox xaalis loolu it ak financement bi surtout ñun soxla nañ ko parce que mën nañoo wax ne nit mën na commencer sans financement mais bu demee ba yenn instant yi ba commencer jóg il faut mu soxla ay matériels yoo xam ne dina ko mën a dimbale tuuti. yow da nga am financement. waaw jot naa financement bien vrai que jot naa financement mais financement bi doyut parce que instant yi matériels yu bëri aw ma ko ay nu mu tuddati ay local bu ma def sax instant bi aw ma ko sama kër laa nekk ni exposé samay bagages aw ma local aw ma ay ustensiles ak yooyu yëpp war naa ko am mais aw ma parce que financement bi boo ci jëndee lii produit matière première bi ngay liggéeyee rek presque jeex na. alors entreprise bi yow lan la may sa dund. waa li ma may moom wax dëgg fa yàlla maa ngi ciy sant yàlla parce que su ma continuer samay études c'est grâce à la calebasse africaine parce que moo ma teetee moo tax ma commencé su ma amee inscription chaque année si la calebasse africaine lay jógee su ma waree inscrire danaa dajale benn somme boo xam ne ci calebasse bi naa ko mën a inscrire école même paiement école yi des fois su may fay école moom la transport moom la kon nag calebasse maa ngi ciy sant yàlla aw ma ci lu na gaañ nag loo xam ne mën naa cee dimbale ñëpp waaye pour l'instant maa ngi ciy faj samay soxla yu ndaw di ñaan yàlla nag ñu toog ba am ci lu ne gaañ képp ku ciy liggéey nga jëriñu ci ku ci bëgg rek mën nga ñëw tester xam xool nan la. kon yow jàpp nga ni c'est possible. waaw c'est possible ku nekk li nga nekk war nga boo ko kiiyee rek boo ci gëmee sa bopp rek c'est possible fii day na moo fi nekk confiance moo fi nekk courage ak persévérance rek boo amee 3 yooyu boo ko amee rek loo dugg rek c'est possible. donc c'est possible calebasse africaine non seulement taxawal nga ko ci entreprise mais en tant que ndaw am na ñeneen également ñoo ci jël. waaw am na ñeneen ñu ma ci jël ñu ci mel ni kii mu ngi tudd Oumy Sarr maa ngi ko jël ak kee mu ngi tudd Koura kee Mariama Sarr la kee Marie Senghor ak sama mag Fatou Ndour ñoo ci nekk di liggéey mais nag bëgg naa ci parce que ñoom ñu ngi may liggéeyal mais seentuwuñ ci dara dañuy def rek te yàlla tax parce que li ma leen di fay mën naa ne du fay parce que néew na trop mais instant yi bëgg naa yàlla dimbale ma ba ma mën leen a gën a jàppale si sama bopp jàppale si mboolam jullit boo xam ne soxla nga réaliser dara rek nga réaliser ko ci calebasse bi. d'accord alors Babacar ngir rek ñu mën a jeexal émission bi ki nga xam ne moom moo tax ba lépp mën a taxaw wax na ko sànq. yaayam la donc di doon jaay cere moom it mu daan toog ci wetam ba tey jii mën lu muy def dañuy xool yaay ji moom naka la gisee liggéey doom ji laataa ñuy tàggoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy téléspectateurs yu émission bi di Melokaan. alors maman tey sa doom roy na ci yow da nga daan jaay cere tey moom mi ngi koy jaay mais ci beneen anam. gën ko moderniser. suñu waxoon ban kaddu ngay wax ci liggéey bi nga xam ne sa doom def na ko ana lan nga koy dénk. xanaa ma wax ko rek ma gën a góorgóorlu rek ndax booy liggéey dara danga ciy def sa fulla ak sa jom ak sa fayda léegi danga maa ngi ñaan liggéey bi gën a yokku képp kuy doomu Sénégal rek bugguma mu yem fii képp kuy doomu Sénégal daal bugg naa nga jëriñoo ci waaw damay ñaan mu law ba ci kanam waaw. lan ngay wax yeneen ndaw yi nga xam ni bëgg nañ def ni Rama taxawal seen bopp mais souvent dañuy tiit ba xam seen yaay dañ leen ci jàppaleem déet lan nga leen di dénk. ñu góorgóorlu rek du am pas-pas ndax looy def te amoo ci pas-pas rek du mën a dem mais boo amee pas-pas rek yàlla mën na laa jàppal liggéey boobu mën naa dem ba ca kanam mën naa yokk. alors Rama dégg nañ li nga xam ne moom la suñu yaay booy wax ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi ak ndaw ñi nga xam ni ñaax na leen tey jii soo amoon benn kàddu gu mujj woo xam ne rek moom ngay tàggook ñi nga xam ne ñoom ñoo di téléspectateur u émission bi di Melokaan lan lay doon. xanaa di sant ñëpp di gërëm ñëpp nga may moom tamit ma gërëm samay collaborateurs yi ma bokkal entreprise yi ku ci mel ni Ñaxana Besaan ak
Fatou Ndour ak Aram Fall parce que ñoom it ñu ngi jàpp ci liggéey bi ñu ngi ciy participer bu baax maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant it sama équipe bi du ma doyal ci di leen sant maa ngi leen di sant parce que ay jàmbaar lañ liñ ma defal nii yàlla nañ toog ba ma leen koy fay yàlla nañ toog ba entreprise bi nekk ay entreprise ku nekk da nga ciy yor boo xam ne sa localu boobu loolu laay ñaan loolu moom moo nekkoon seen rubrique c'est possible moom Rama wan na yoon bi ñi nga xam ne ñoo di ay moroomam ñu nit balaa ñoo génn Babacar dañuy xanaa rek barkeeru tamit si li nga xam moom moo di liggéey bi ngir rek gën ko dooleel parce que li nga xam ne moom moo di liggéey baax na si également kër gi nga xam ne fa la ñu jógee que ce soit muy séeréer yi ak tukulóor yi ñàkkul ni suñu jëfandikoo bu baax a baax araw gi dina leen may doole bu baax a baax seen dund donc 4000 francs la donc yomb na trop nii lañ koy defee saa su nekk seen biir émission melokaan Rama donc tey jii fii la ñu yem ak yéen seen émission melokaan mu nekkoon émission boo xam ni ndaw ñi lañ ko jagleel thème bi wax nañ ko sànq moom la ñu door ak ndaw ñi nga xam ni dañoo amoon ay jafe-jafe daal di dugg biir prison tey jii ba xam dinañ dellu si jàngat nañ ko baax a baax ak ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Sall moom moo nekk njiital ASRED waaye tamit si biir émission bi jot ngeen xool nataalu ki nga xam ne rek moom moo di Awa Thiam moom it ab jigéen la boo xam ne jot naa dund li nga xam ne moom moo di prison waaye comme Rama Ndour moom taxawal na yëfu boppam ba tey jii jàpp na ni dootul dugg biir prison ñu jeexalee ko fi nga xam ne rek moom moo di Guédiawaye ginnaaw ba ñu jógee Rufisque fii lañ fekk ki nga xam ne moom moo di Rama Diouma Ndour borom la calebasse africaine doon ab tout tànk doon topp yaayam mi doon jaay cere ba tey jii mu daal di taxawal yëfu boppam jël ñeneen ay ndaw ak ay mag di leen fay si li nga xam ne moom moo di liggéeyam donc di jaajëfal baax a baax képp ki nga xam ne rek jàpp na si liggéey bi ba mu yemb mu nekkoon seen premier numéro bu seen émission melokaan di leen jox dig daje weer bi di ñëw si beneen numéro ak beneen